waay andi li nga yor yow andi li nga yor nga naan ma leen ki mi def ki nga ko yaa mën a gaaw yow andil. encouragé wuñ kenn pour muy jaay guerrier wala mu nekk si mbedd bi di xeex. que première priorité bi dafa nekk résistance. concernant comment se défendre vis-à-vis des agresseurs. ñu bëri dañoo jàpp ne boo nekkee si benn situation benn agresseur jàkkaarloo ak yow mu yor arme blanche wala mu yor quelque chose qui peut te nuire que la première des choses à faire mooy nga daw. ce n'est pas la solution. d'accord. waroo jaay affaire de héros bay tay la sa bakkañ wala ngay jaay guerrier ba dara di la si fekk léegi su fekkee da ngaa ànd ak ay xale su fekkee da nga ànd ak sa rak wala nga ànd ak xale bu ndaw nga tase ak agresseur mu ne hey da ngay daw ba ko soo ànd ak nit boo xam ne yaa gën a fort da ngay daw bàyyi ko vous voyez que première des choses à faire nekkul daw première des choses à faire c'est se sauver mais se sauver ne veut pas dire impérativement daw. voilà nag pourquoi nit ku nekk da nga war a mën a défendre que nga mën self défense parce que di nga toll situation yoo xam ne daw du nekk première des choses à faire. lii bokk na ci conséquences yoo xam ne moo indi à ce que dogaalekat yi ak agresseurs yi gën a am doole parce que da ngay gis kenn ku ñëw rek yar benn paaka fekk fa 10 personnes mu tëll 10 personnes yëpp daw. dans cette nouvelle leçon de un esprit sain dans un corps sain. tey dañ leen jàngal technique yoo xam ne ak nit ki nu mu munti toll boo ko appliqué di nga am toujours porte de sortie. waaye yow. bàyyi ma léegi. nee nañ bu ñu la dogaalee li nga war a def rek mooy da ngay négocier loolu tamit d'accord mais est-ce que ñëpp la ñu négocier vous savez que la plupart du temps nit bu lay attaqué wala agresseurs yi bi ñu ñëw nekk seen duñu lucide la plupart du temps dañuy jël yenn affaire yoo xam ne da leen di yóbbu si yeneen level ba xamul fu muy taxaw di kaay nga taxaw naan da ngeen négocier ak moom te en plus ce genre de personnes yooyu noonu plus tu négocies avec eux plus la situation devient pire te li ma leen di wax xam ngeen surtout côté jigéen ñi. des fois jigéen ñi bu ñuy génn dañuy sol équipement boo xam ne permettre leen ñu daw yenn genre yére yi boo ko solee moo see daw ba ngay génn xamoo ne dañ lay dogaale léegi soo génnee nga tase ak benn agresseur nga ne da ngay daw te mënoo daw wala nga sol ay dàll yoo xam ne mënul daw am na dàll yoo xam ne que ça soit ay dàll góor wala ay dàll jigéen dàll yooyu on est d'accord que mënul daw wala boo jëmee toog moom sax da ngay saaraan daanu da nga koy neutraliser nga door a daw soo bëggee daw boo wóoloo sa bopp nag bu fekkee ne da nga am ay techniques avancées il ne faut pas prendre de risque c'est là où da nga koy neutraliser ba nangu li mu yar après nga appeler les forces de l'ordre. pour illustrer technique yi agresseur baa ngi nii moom mooy représenter personne bi ñuy attaqué yenn agresseurs yi ni ñu koy faral di defee jigéen ñi wala yenn xale yi vous allez voir que moom mu ngi nii que lépp lu may jaay ci doole wala lépp lu may jaay ci kattan wala lépp lu may jaay ci jéem koo noot moom dina ci génn ak nu ma ko munti tëlee nañ ci dem. boo leen nekkee ci genre situation yi nii dañuy xëcc ba sonn mais dañ leen di néewal doole la chose à faire mooy nga tourner sa loxo nii fermer sa coup de poing jàpp nii bu baax nga téye nga xëcc lu mu am doole dafay bàyyi parce que fi mu ko jàpp moo tax. boo leen nekkee ci genre situation yi ngeen bouger ba sonn mënoo leen dem la chose à faire. nopp yi ngeen di jàpp ngeen téere nit lu mu dëgër soo jàppee si nopp yi dootul amati force ngeen pousse ko bu baax ak nopp yi mu dem. bu fekkee nag da ngeen a jàpp ne waa ji dafa dangereux tellement ba lii du doy. soo teewee nii nopp yi ba mu dëgër rek nga def coup de genou tey bu dee agresseur bi dafa yor paaka comme kii ni mu ko defee da ngay jël fii nga def blocage bu baax nga téye bu dëgër boo fi nekkee di def nii lu nekk mën na ci xew mais da ngay def nii bu baax nga jël sa loxo nga téye bëti bu baax nga bës ci diggante bëti ak bakken yi ngay téye bu baax nga bës nga def nii sa tànk laa boo leen ko defee force bu mu amoon yëpp da koy perdre parce que bëti moom moo tax. soo leen yaakaaree ne tey boo leen ko bàyyee ak paaka bi mu daanu mën na ñëwaat ci yéen attaquer leen ak paaka bi. mën ngeen désarmer tamit paaka bi fii da ngeen di téye bu dëgër comme tout à l'heure
ngeen jël fii nii boo xamee ne carrément fii dafa am force ngeen bës bu baax poignet bi force bu amoon yëpp da koy perdre ngeen nangu paaka bi subitement. technique bi tamit dafa valable ci ñi nga xamante ne dañoo yor yat da ngay mettre nii nga bloqué poignet bi bu baax gis nga fii nii dafa ferme bu baax moo tax mu mën a am force pour téye arme bi mais fii nii soo puisque ngay gën a bës fii nii muy dugg puisque muy gën a perdre force nga nangu arme bi nga désarmer ko. boo leen nekkee ci genre situation yi nii ngeen xëcc ba sonn amoo leen force parce que waa ji moo leen ëpp doole ngeen di boole seen loxo yi nii ci kaw ngeen xëcc boobaa di ngeen am force boo leen téye seen ñaar loxo yi. ñu ngi yam fii ba beneen yoon ñu waneen après yeneen technique yoo xam ne c'est de ce genre. Voilà, rendez-vous la prochaine fois pour une autre nouvelle leçon de un esprit sain dans un corps sain. Peace.